bismillahi irrahmani irrahim salawatullahi wa salaamuhu ala rasulihi alkarim sayidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu waa groupe Mouhalim info seen mbokk Khadim Thiam ma leen di nuyu di leen jaar jël seeti tey jii ci suñ ñaareelu jotaay livre bi nga xam ne moom mooy livre blanc te waa Rawdu Rayaahiin def ko ngir di jubbanti njuumte yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci livre bi nga xamante ni professeur Iba Der Thiam ak i nattaangoom ñoo ko bindoon tam la ñu nemmeeku ci ay njuumte yi nga xamante ni dafa concerné Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak Mouridiya waa Rawdu Rayaahiin nag doon ko jéem a jubbanti démb ñu ngi woon ci commencement livre bi kaddu Cheikh Mouhamadul Mountakha yim ci yëkkati ak préface bi kaddu Cheikh Ahmadul Badawi ak kaddu yi waa Rawdu Rayaahiin ba tey ñu ngi ci ubbiteg livre gi rek tey jii nag kaddu yi nga xamante ni waa comité scientifique bi doon liggéey ci livre bi ñoo ko yëkkati ngir di leeral lu leen tax a jóg ak ci ban méthode la ñuy liggéeyee moom la ñuy incha allah tàmbalee bu ko defee nag ñu dugg nag ci dëgg-dëgg tàmbali erreur yi ak correction yi nga xamante ni am daal jubbanti gi nga xamante ni waa Rawdu Rayaahiin amal nañ ko. tey jii di alxames 15 octobre 2020 ci groupe bi di Mouhalim info bismillah mais kon kàddu yi nga xamante ni waa comité scientifique bi liggéey livre bi ñoo ko yëkkati ñu ngi door di wax ne livre bi maanaam livre bi ñoom ñuy bind muy livre blanc bi li ko tax a jóg dañ koy préciser li ko tax a jóg dong nag mooy indi ay njubbanti ci njuumte yi nga xamante ni nemmiku nañ ko ci volume 1A sur tome 3 bi nga xamante ni waa ñi doon jéem a bindaat histoire du Sénégal bind nañ ko njuumte yi ci nekk daal te ñeel Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul el Mouridiya loolu rek moo leen tax a jóg. nee ñu ñoom bi ñu liiree texte bi rek fi saase da ngay nemmiku ne livre bi maanaam ni mu traité la Mouridiya maanaam le mouridisme ak Cheikh Ahmadou Bamba ni ñu ko traité dafa manque dëgg-dëgg maanaam ay manquement yu baree bari lañ ci nemmeeku am daal ay rëq-rëq yu baree bari ñu ne li ci njëkk a nemmeeku bokk na ci ne sources yi maanaam daal fi ñu mën a jëlee ay sources yu fiable yu wóor yu leer ngir nettali Cheikh Ahmadou Bamba dundam ak ci yoonu murid dafa mel ni yooyu yëpp dañ ko àndal ak teg ko nële ba noppi jëlee ay sources feneen foo xamante ni daanaka amul benn fiabilité amul dara loo xamante ni daal mën nañ cee sukkandiku ngir nettali histoire Cheikh Ahmadou Bamba ak yoonu murid ñu ne it loolu li koy firndeel bokk na ci daje bi nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul daje na ko ak kii ñuy wax maam As Camara ca Ndar au lieu ñu dem fan war a tibbe bu histoire dëgg-dëgg ci téere yi nga xamante ni téere yu mag la yu xamante ni dafa bind histoire Cheikh Ahmadou Bamba waaye defuñu ko daje bu toll noonu ñaari nit ñu baax ñu toll noonu seen daje ba am solo gu day war ñoom ñu ne ñoom daal fi ñu jëlee lii benn waaye daal moo leen ko nettali benn notable boo xamante ni xamuñu ci moom lu dul aw tur da nga xam ci moom xamuñu ba xam kii scientifique la xamuñu ba xam kii ba bindkat la xamuñu xam gëstukat la xamuñu dara tur yi dong daal la xam ci waa ji ji leen nettali dajab Cheikh Ahmadou Bamba bi ak sëriñ bu ñuy wax maam As Camara ca Ndar wala it nee ñu ci biir livre yi am na ci yenn mbir yu nga xamante ni gars yi ñoom dañ koy bind di ko wax te duñ la wax fan lañ jël source bi nga xam ne bu boobaa loolu lu naqaree vérifier lay doon dëgg daal mbir mi boo ko seetee dafay mel ni ñu yoroon seen big ak feuille rek mel ni kuy bind théâtre kuy imaginer di bind rek mel ni kuy bind film loolu la lay ndurool dëgg ñu ne it ñaareel rëq-rëq bi ñu ci seetlu ko mooy liggéey bi daal amul méthodologie amul benn méthodologie tegul ci xam-xam te it sax am na ci njuumte yu rëy yoo xamante ni bu fekkoon ne biñ bindee livre bi rek avant ñu koy tasaare liiraat ko rek yooyu njuumte du leen dal parce que ay njuumte yu terre à terre la yu terre à terre bokk na ci le fait que ñu naan soxna Jaara Buso moo njëkk a nekk soxna su njëkk Maam Mor Anta Sali maanaam daal aawam te loolu ku ne xam ne nu dëgg wala ñu ne Mame Balla Aïssa Mbacké ñi présenté ko ci même texte bi ñu ne Mame Balla Aïssa Mbacké bii yoon ñu ne sët la ci Mame Maram Mbacké bii yoon ñu ne mooy taaw Mame Maram Mbacké
ci même texte bi tudd nañ Mame Balla Aïssa tudd ko fenn ne kii sët la ci Mame Mara Mbacke tuddal ko feneen ne kii doom la ci Mame Mara Mbacke ñu ne loolu bu fekkoon ne amoon na li ñu wax benn relecture xam daal liiraat livre bi liiraat ko bala nga koo génne erreur yu yomb yuy terre à terre yooyu du leen dal. kon nag ba tey erreur yu terre à terre bokk na ci ñu ne maam Cheikh Anta Mbacke moom moo mag maam Thierno Birahim alors que loolu vraiment demewul noonu contraire bi moo am maam Thierno Birahim moo mag maam Cheikh Anta Mbacke. ñu ne daal booy dee lire livre bi yow da ngay sentir carrément ne ñi doon bind lii moom leneen moo leen taxoon a jóg xanaa waaye du bind histoire Cheikh Amadou Bamba ak ci Mouridiya ci bind mu leer moo xam te ni dafay tege ci dëgg tege ci xam-xam daal dafa mel leneen la nekkoon seen yitte ndaxte bind l'histoire Cheikh Amadou Bamba loolu lu mën a nekk la ndax ay contemporain ay bindkat yoo xamante ni ñu am xam-xam lañ jëlee ci am ay sources yu wér bindoon nañ ci Cheikh Amadou Bamba lu doy sëkk bàyyi fi kon nag bind histoire Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul ba noppi négligé bind yooyee bokk na ci lu mel ni Irwan Nadim bu Cheikh Mouhamadul Amin Diop Dagana wala Minanul Baaqil Xadim bu Serigne Bassirou Mbacke bind l'histoire Cheikh Amadou Bamba ba noppi négligé ñaari livre yooyu moom mooy wane ne ñii ñoom liñ doon def xawma lu mu doon mais vraiment lu leer ak xam-xam taxul li mën a jóg te it bokk na ci li leen gën a naqari ñoom waa Rawdu Rayaahiin ñu ne ñi doon bind livre histoire Sénégal ñu ngi doon bind maanaam non seulement ñaari livre yooyu jëluñu ko mais dafa mel ni naqaral murid yi ak naqaral àddina bi yëpp moo tax amul benn exemple wala benn source boo xamante ni ci ñaari livre yooyu lañ ko jëlee mais feneen lañ jëlee foo xamante ni fiable leerul tegul ci xam-xam tegul ci ak maanute léegi nag erreur yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci volume bi mu concerné Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ak Mouridiya nee na loolu toll na ci lu tolloog 84 erreur maanaam juróom-ñetti fukk ak ñeent yoo xamante ni ay erreur la nemmeeku nañ ko ci livre boobu yi ñu ne nag erreur yi bokk na ci lu ñuy wax anachronisme mooy jaawale ay date lu xew 1902 nga ne lii 1905 la xewoon lu xew 2020 nga ne lii 2025 la xewoon ñu ne loolu dafa bari luñ ko amal ci livre bi lu ñeel Cheikh Amadou Bamba ak Mouridiya bokk na ci des incohérences mooy tax na tanaaxut la ko arab di wax xanaa mooy wax léegi balaa ngaa yàgg nga weddi sa bopp wax léegi balaa yàgg nga weddi sa bopp des confusions de personnages historiques jaawale ay nit yu def benn njaloore ju rëy comme ñu ne sëñ Adama Gueye moo def lii ñu ñu tudd sëñ Adama Gueye ñu tudd sëñ Balla Coro wala Mame Maram moo def lii wala ñu tudd Mame Maram ñu tudd sëñ Balla Aïssa dafa bari nee na lu ñu jaxase ay nit ci ab fait boo xamante ni fait historique la erreur yooyu ne ñu def ci bari wala it ñuy mélanger ligne familiale maanaam ñu jaxase mbokk gi ñu ne kii fii bu neexee tey ñu ne kii mooy doomi diw bu njàllee fee tuuti ne kii mooy sëtu diw bu njàllee fee tuuti ne kii rakki diw la te fekk demewul noonu jàllee tuuti ne diw ak diw ñoo bokk maam fekk ne daraam araam loolu lépp demewul noonu mais ñu ba tey erreur yi mel noonu daf ci bari trop. ñi tey it bokk na ci erreur yi bari yi ñu ci nemmeeku mooy jël waxi jàmbur moom la ko keneen. diw moo waxoon li ñu jël ko jël jox jooje moom la ko keneen leen erreur yi mel noonu bari na ci lool. ñu ne ba tey bind l'histoire du Sénégal bu passé muy suñ histoire ñun ñëpp ñu bokk ko loolu de volonté bu rafet la lu am solo la lool waaye nag bañ koy def war nañoo xam ni am na ci yenn erreur yu nga xamante ni erreur yu rëy yu kenn mënta baale mën naa jur benn réeroo ci askan wi mën naa yàq jàmm ji nga xamante ni moom la Sénégalais yi nekkee. erreur yu mag a mag yoo xamante ni daanaka da ngay bind ci dundu jàmbur ak di dund ci ay jëfam ba noppi di ko teg ci ay nattale ak ay dendale ak ay à peu près rawatina nag ñu teg ko ci jëmm ju mel ni Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul nga xam ne kooku moom dafa marqué temps ni mu marqué jamonoom néewaa na nga gis ku ko marqué jamonoom ci kaw suuf mu def jaloore yu rëy ci Sénégal gi ñu bokk ko ñun ñëpp muy histoire commune noonu ñu koy traité bu nga xamante ni daanaka ak à peu près la ak nattale
loolu waroon nañoo xam ne mën naa lu mën na jur sax coow la. livre blanc bii dañu bind li mu bëgg rek mooy leeral ak jubbanti nekkul di werante nekkul di xuloo li mu bëgg daal mooy delloowaat dëgg-dëgg histoire bi na mu demee yenn yi nga xamante ni ay njuumte la ñi jubbanti ko ba mu tegewaat ci yoon wi yi nga xamante ni histoire bi ñuy waa livre bi doon jéem a bind am na sax yoo xamante ni am na ci waaye dañ cee rax lu ci bokkul baa ñu wàññi ci lu ci bokkul ba tey yooyu ñu jubbanti ko ba nga xamante ni ëllëg si biir suñu doom yi ñëw ak suñu sët yi di leen jox histoire bi nga xamante ni mooy histoire bi nekk dëgg te méngoo ak suñu cosaan te it nekk dëgg moom la suñu maam réalisé moom moo xewoon Sénégal dëgg histoire bi rawatina lu ñeel dëndu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak ci Mouridiya. ñu ne démarche bu simple la di liggéeyee ni ñuy liggéeyee mooy chaque erreur bu ñu nemmeeku ci erreur bu ñu nemmeeku ci livre bi dañuy indi texte bi ñu ko waa Iba Der Thiam ak seen mbokk yi ni ñu ko bindee woon noonu lañ koy indiwaatee duñ ci soppi dara leeral page bi mu nekk leeral ligne bi mu nekk noonu lañ ko indee ba noppi daal di nag indi ak jubbanti ci suuf nag bu ñu ko indee ba noppi dañuy wax nag ne leeral nag demewul noonu nii la demee nii ak lii la demee ñu ne erreur yi dañ ko classé selon leur degré de gravité maanaam lu am solo ngi nii nee ñu erreur yi niñ ko bu ñuy indi benn erreur bu nga xam te ni waa Iba Der Thiam ak i mbokkam dañ ko def nee ngi dañuy def ay étoile ci kaw bu dee buñ defal ñetti étoile mooy wane ne boobu moom erreur bu garaaw a garaaw bu dee buñ def ñaari étoile ñuy wane ne erreur bu yem bu nekk ci digg bi bu dee benn étoile ñu xam ne bii erreur bu ndaw la waaye nee ñu ba tey erreur boobu ñetti étoile ak boobu ñaari étoile ak boobu benn ceem erreur yëpp dafa laaj dafa jaadu ñu leeral ko jubbanti ko ba mu leer ba teg ko ci dëgg nam demee woon kàddu yooyu la waa comité scientifique bi yëkkati léegi nag ñu dugg nag dëgg ci erreur yi ak jubbanti yi nga xamante ni waa Rawdu Rayaahiin def nañ ko. erreur numéro 1 boo demee livre bii di Rawdu Rayaahiin mi nga nekk waa Rawdu Rayaahiin bind muy livre blanc bi page 19 lay tombel ñoom nag dañoo jël texte bi comme ni ko waa Iba Der Thiam ak ay naataangoom bindee lañu indi nii mooy liñ encadré ci kaw nee ñu boo demee ci livre ba Iba Der Thiam ba ma nga nekk page 134 ligne diggante 18 ba ligne 20 ñu ne il faut noter qu'à partir de l'arbre généalogique de Mame Massamba Thiam on retrouve les liens familiaux entre Cheikh Oumar Foutiyou Tall, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, El Hadji Malick Sy et Cheikh Abdoulaye Niass ñu ne Cheikh Abdoulaye Niass, El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Cheikh Oumar Foutiyou Tall ñoom ñëpp ay bokk lañu am na ak càllale gu leen lëkkale ba ñu bokk jenn maam ju ñuy wax Massamba Thiam waa Rawdu Rayaahiin nag daan ne loolu lépp amut daan ne déglu leen les liens familiaux entre Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadji Malick Sy sont avérés ñu ne Cheikh Ahmadou Bamba ak El Hadji Malick Sy day ay mbokk yu wér lañ amut seen benn sikk sàkk waaye mais une parenté avec les 3 autres personnes citées n'est connue ñu ne waaye yeneen ñetti nit yi ñu tudd day muy Cheikh Abdoulaye Niass Cheikh Omar Foutiyou Tall ak Mame Massamba Thiam ne ñu vraiment ñooñu lu leen boole daal ñun xamuñu ko ñun xamuñu lu ñu def ba bokk jenn maam ñun waa Rawdu Rayaahiin ñun xamuñu loolu amul benn élément bu nga xam te ni mën na leen a lëkkale ñoom ban bokk benn maam. Il serait sans doute utile que les rédacteurs de l'histoire générale expliquent ce que recouvre la notion de liens familiaux ñu ne nag ñoom kon waroon nañoo leeral ñoom luñ jublu ci liens familiaux ñoom ñi bind lii war nañoo leeral luñ jublu ci liens familiaux ñun liens familiaux bu ñu xam daal mooy ay bokk ñu bokk maam bokk nijaay ba bokk bàjjan waaye daal li tax ñu utiliser ko fii ci diggante bi ñoom jaaxal na leen parce que ñoom nee xamuñu El Hadji Cheikh Abdoulaye Niass, Cheikh Omar Foutiyou Tall ak Mame Massamba Thiam ak Cheikh Ahmadou Bamba lu leen boole. ñu ne en effet ce que l'on sait de Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas un descendant de Mame Massamba Thiam ñu ne lu ñu xam ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul daal mësta am fenn maam ngi tudd Massamba Thiam. ñu ne it aucun lien familial direct n'est plus établi entre Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Abdoulaye Niass d'une part, Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadji Omar Foutiyou Tall de l'autre part. ñu ne ñun de xamuñu fenn
fu nga xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ak Serigne Abdoulaye Niass dañ faa bokke wala Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ak Cheikh Omar Foutiyou Tall dañ faa bokke. Ceci n'occulte en rien les liens spirituels qui les unissent car les croyants sont des frères. Coran sourate 49 verset numéro 10 ñu ne waaye loolu nag teewut ñoom ñëpp ñu nekki bokki diine ndax alxuraan moo wax ne jullit ñëpp ay bokk lan te sourate numéro 49 verset numéro 10. Remarque numéro 2 bii nag dañ ko defal ñetti étoile kon lu garaaw a garaaw la nee ñu bu ñu demee ci texte bi nga xamante ni moom la professeur bind ak i mbokkam ma nga nekk ca page 144 ak page 145 ñu ne Adama Gueye Djibril Gueye jàpp leen bu baax turu Djibril Gueye Adama Gueye Djibril Gueye Issa Diène Samba Diop Sam se rendit à Prokhane pour rencontrer Mame Anta Sali. C'est au cours de ce voyage qu'il lui signifièrent que son fils Cheikh Ahmadou Bamba devait aller à Saint-Louis où un homme de Dieu nommé Mame As Camara devait le relever au monde. ñu ne Adama Gueye sëñ Adama Gueye lañ bëgg a wax de waaye amul benn titre maam daal duñu wax sëriñ duñu wax monsieur duñu wax dara ci digg bi dañuy jaar tur bi noonu Adama Gueye Djibril Gueye Issa Diène Samba Diop Sam dañoo dem Porokhane fekki Mame Mor Anta Sali ne ko sa doom jii di Ahmadou Bamba dafa war a dem Ndar seeti ku ñuy wax Mame As Camara ngir daal mu wane ko ci àddina moom daal ngir mu taal ko li xale yi wax naan diw sëñ diw moo ko taal ngir mu taal ko Mame As Camara. ñu ne ci noonu Cheikh Ahmadou Bamba quitta alors Prokhane pour aller à Saint-Louis Cheikh Ahmadou Bamba daal di jóge Prokhane dem Saint-Louis. Arrivé sur place nee ñu bi ñu agsee Mame As Camara lui demanda la somme de 5000 francs avant de satisfaire ses souhaits nee na Mame As Camara ne ko il faut nga jox ma 5000 daal ngir ma mën laa taal ma mën laa ñaanal daal sa mbir baax. N'ayant pas le montant demandé, ce fut Djibril Gueye, père de Serigne Moustapha Gueye Yarwaay, qui vendait son bœuf à 4500 francs qu'il donna à Cheikh Ahmadou Bamba pour que ce dernier le remit à Mame As Camara. nee ñu bi Mame As Camara laajee Sëñ Touba 5000 francs Sëñ Touba amu ko nee na Djibril Gueye ñu ne ñoom ñoo wax de ñu ne bàyyi Sëñ Moustapha Gueye Yarwaay allahu akbar moo dem jaay aw nagam ci juróom-ñeenti téeméer jël juróom-ñeenti téeméer yooyu jox ko Cheikh Ahmadou Bamba moo jox ko Mame As Camara. Mame As Camara après avoir reçu l'argent et fait des prières pour Cheikh Ahmadou Bamba lui conseilla d'aller s'installer entre le Kayor et le Baol où résidaient de nombreux ceddo. nee nag bi Mame As Camara jëlee 5000 ba noppi ba ñaanal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul da ko digal ne ko demal nga sañ ci diggante Kajoor ak Bawol nee na fa mu ko sañc loo woon jamono jooju ay ceddo yu baree bari sax ñoo fa nekkoon. C'est là que Cheikh Ahmadou Bamba rencontra, selon notre informateur, un ami de son père du nom de Samba Tukuleur Ka, qui lui a demandé de se rendre en Mauritanie pour rencontrer Cheikh Sidiye qui, selon lui, devait lui donner les éléments et les secrets qui le relèveraient au monde. ñu ne ci bërëb boobee Mame As Camara sañc la woon Sëñ Tuubaa fa la Sëñ Tuubaa dajeeg genn góor gu ñuy wax Samba Tukulóor Ka goo xamante ni xaritu Mame Mor Anta Sali la. nee na Samba Tukulóor Ka ne ko yow de dangaa war a dem seeti Cheikh Sidiya Baba ca Gànnaar ngir mu jox la ay mbir jox la ay mbóot yoo xamante ni ëllëg dina la siiwal ci àddina si sëpp. Pour aller en Mauritanie nee nañ bi Cheikh Ahmadou Bamba bëggee dem Mauritanie Cheikh Ahmadou Bamba était accompagné de Adama Gueye, Issa Diène et Samba Diop Sam Djibril Gueye. Quant à lui, ne faisait pas partie de la délégation d'après Cheikh Fall. ñu ne bi Serigne Touba bëggee dem Mauritanie ñii ñoo ko gunge Adama Gueye sëñ Adama Gueye la ñu wax de ak Cheikh Issa Diène waaye ñoom ci digg bi la ñuy jaar Issa Diène ak Samba Diop Sam ñene waaye Djibril Gueye moom miñ ne moom ñoom ñu ki ñu tuddee bàyyi si Moustapha Gueye waaye mi Djibril Gueye ñu ne bi yoon moom demul woon bokkul woon ci délégation ba. nee ñu nag xibaar yi yépp ci leen ko jox mi ngi tudd Cheikh Fall yenn waa gi ñu wax Cheikh Fall dala dëkk ca Saint-Louis moo leen doon nettali histoire bii. Arrivé en Mauritanie, Cheikh Sidiya expliqua à Cheikh Ahmadou Bamba que Mame As Camara lui avait donné tout ce dont il avait besoin et que ce n'était pas la peine de faire le déplacement sur Mauritanie. nee ñu ñoom Cheikh Fall ne leen
bi Serigne Touba eggee gànnaar de ba gis Cheikh Sidiya da ko ne yow de jërul woon ngay ñëw ndax maam As Camara ba nga dajal ca Ndar daanaka defaroon na sa mbir lépp loo ajoo woon joxoon na la ko. De retour à Saint-Louis, Mam As Camara demanda à Cheikh Ahmadou Bamba et ses compagnons de lui remettre chacun en ce qui le concernait exactement ce qu'il avait donné à Cheikh Sidiya. Ils s'exécutèrent. Déggatil ñu ne bi ñu dëppee bi ñu jógee Saint-Louis bi ñu jógee Mauritanie jaar Saint-Louis Mam As Camara da leen a woo ne leen yéen ñi ñëpp yow Serigne Touba ak ñi nga àndal ku nekk lu toll ni la nga jox Cheikh Sidiya jox ma lu ni toll ba ngeen demee gànnaar la ngeen jox Cheikh Sidiya joxaal leen ma lu ni mel. nee na ñoom ñëpp daal di jëf loolu fi saase. Ce fut sur ces entrefaits que Mam As Camara annonça à Cheikh Ahmadou Bamba qu'il allait rester longtemps sans voir son père. C'est ce qui expliquerait son voyage au Gabon. ñu ne boobu nag Serigne Mam As Camara ne leen yow de Serigne Touba di nga toog jamono bu yàgg doo gis sa baay sa waajuru góor daal di nga toog jamono yàgg doo ko gis ñoom ñu ne loolu sax moom mooy li expliqué. Sëñ Touba ñu yóbbu ko Gabon mu toog lu yàgg gisul Maam Mor Anta Sali bàyyi leen foofu xel bu baax a baax ñoom nee nañu Mam As Camara waxam joojee mu waxoon Sëñ Touba ne ko di nga toog lu yàgg doo gis sa wajur bu góor ñoom nee nañ wax joojee moom la yàlla dëggal ba ñu yóbbu Sëñ Touba Gabon mu toog lu yàgg gisul Maam Mor Anta Sali bàyyi leen foofu xel. Cheikh Ahmadou Bamba fit donc acte d'allégeance à Mam As Camara et chaque année il lui rendait visite muni d'un addiya qui lui remettait. Il y a une année où son addiya était composé de 5000 francs et une valise de vêtements. ñu ne Cheikh Ahmadou Bamba nag foofu la daal di jébbaloo ci Mam As Camara nga doonu sëriñam te nee na at mu ne Sëñ Tuubaa daan dem di yóbbul addiya Mam As Camara nee na am na ci at moo xam ne addiya ji sax junni la ak walisu yére yu baree bari lii la waa kii bind waa Iba Der Thiam ak ñoom doon liggéeyandool ñoom lii lañ bind waa Rawdu Rayaahiin soppi wuñ ci virgule léegi nag ñoom ñi ngi ñëw rectifier ñoom njuumte yu rëy yi ñu ci wax waa Rawdu Rayaahiin ñëw ñoom ne li gaa yi nettali ci passage bii ñuy waxee histoire Mam As Camara ak Sëñ Tuubaa nee na lépp dara du ci dëgg dara lépp ay dafa mel ni ay gént la ak ku yor sa xalima rek di bind ab théâtre dara du ci dëgg ay invention la yoo xamante ni mosu ñoo gis sax invention yu ni mel ñu ne l'une des preuves en ce qui en est que ñu ne li koy firndeel bokk na ci ñi ngi ne ñoo demoon Poroxaar ngir seeti Maam Mor Anta Sali mu ñu lim ñooñu sëñ Adama Gueye sëñ Sa Dieng nag sëñ Jibril Gueye moom nee ñu ñooñu ñépp ca ginnaaw maam daal Maam Mor Anta Sali jóge na Poroxaan lu yàgg ñu ba Sëñ Tuubaa nekk mag door a xamante ak ñoom ñenn ñi ma nga xamante ak ñoom Patar ñenn ñi nga xamante ñoom Mbàkke Kajoor te sax bi Maam Mor Anta Sali di nekk Saalum am da di nekk Poroxaan booba Sëriñ Tuubaa mi ngi ay atam ñi ngi toll ci diggante fukki at ba fukki at ak juróom-ñaar jamono ji Sëñ Tuubaa amee 11 ba 17 ans instant boobee la Maam Mor Anta Sali nekk Poroxaan ñu ne nit ñi ñu tudd ci diggante boobu bokk na ci sëñ Massamba Diop Sam ak sëriñ Adama Gueye ñooñu génération Cheikh Ahmadou Bamba la kon nag logique gul ñu ne ñoom ñoo jiital Cheikh Ahmadou Bamba yóbbu ko ba Poroxaan naan ko Maam Mor Anta Sali sa doom ji yóbbu ko mu dem seeti diw ak diw mel ni sëriñ Adama Gueye ak Cheikh Issa Diène ñoom moroomu Maam Mor Anta Sali lañ ñoom ak Sëñ Tuubaa wala mat nañ ko bàyyi ba di jàpp ci loxoom di ko yóbbu naan ko ba yóbbu ci Maam Mor Anta Sali naan ko na Sëñ Tuubaa dem fii ak fii alors que ñoom booba bi sëñ bi Maam Mor Anta Sali nekk Poroxaan ñoom ñëpp ay gone lañ seen at ñu ngi nekk ay at yu néew a néew ndax ñoom ay génération lañ ñu ne bokk na ci li gën a firndeel caaxaan yi ñii di wax mooy 5000 bi ñu ne Mam As Camara da koo laaj Sëriñ Tuubaa 5000 te yooyu jamono junniy dërëmu nguur du te yooyu jamono non nee na lii ay caaxaan gënu koo doon ay caaxaan bokk na ci texte bi ñu ne erreur bi gën a rëy nag bokk na ci ñu ne ku ñuy wax Jibril Gueye mooy bàyyu sëñ Moustapha Gueye waay alors que demewul noonu sëñ Moustapha Gueye waay bàyyam mi ngi tuddoon Sëriñ Ma Baabu Gueye ñu ne it lañu leeral dafa jaadu ñu leeral it ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul daje na ak Mam As Camara moom mu ñuy wax waaye loolu bi muy am
fekk na Maam Mor Anta Sali faatu bi mu faatoo ba noppi lan daje ñoom ñaar te Maam Mor Anta Sali jóge na Poroxaan lu yàgg ba mat 10 ans door a faatu. ñu ne it li ñu waxoon ne Maam As Camara da ko waxoon Sëñ Tuubaa ne ko di nga toog lu yàgg doo gis sa baay ñu ne loolu moo waral tukki bi ci Gabon nee na loolu ay caaxaan gënu koo dooni caaxaan. Maam Mor Anta Sali nelaw na lu yàgg yàgg Sëñ Tuubaa door a dem Gabon. li ñu ne woon nag Maam As Camara waxoon Sëñ Tuubaa ne ko di nga toog lu yàgg doo gis sa wajuru góor loola waraloon ñu yóbbu Sëñ Tuubaa Gabon nee na loolu ay caaxaan gënu koo dooni caaxaan. Sëñ Tuubaa nelaw na ba am 14 Maam Mor Anta Sali nelaw na ba am 14 ans ñu door Sëñ Tuubaa door a dem Gabon. Maam Mor Anta Sali mi ngi nelaw nee ñu mois de décembre 1881 ñu yóbbu Cheikh Amadou Bamba Gabon en 1895 fukki at ak ñett dox ci diggante boobu. ñu ne kon nag li gars yi wax fii non am teguwul ci benn fondement demul teguwul ci dara histoire laaleewul ak li am dëgg-dëgg. li teg si waxit ñu ne Sëñ Tuubaa dafa jébbalu ci Maam As Camara nee ñu loolu du dëgg daje nañ ñoom ñaar waaye Sëñ Tuubaa dafa yeeslu ci moom wird xaadar la yeeslu ci moom waaye jébbalu ci moom. na ko woo téléphone ngeen baal ma. Enfin, les éléments mentionnés dans ce passage du livre sont autant plus sujets à caution que la source appelée notre informateur n'est qu'un seul Cheikh Fall notable Saint-Louis interviewé par Ibrahima Faye ñu ne li gën a saf xorom ci yëf yi nag mooy li ñuy wax fii lépp ci diggante Maam As Camara ak Sëñ Tuubaa mu doon histoire boo xam ne ku muy gént ñoom nee ñu ki leen ko nettali daal jenn waa ju ñuy wax Cheikh Fall la ab notable la ca Saint-Louis la dëkk ki ko doon interviewé sax mooy Ibrahima Faye. Remarque numéro 3 livre bi nga xamante ni moom la Iba Der bind ak i mbokkam boo demee ca page 166 ligne 14 ba ligne 16 ñu ne certains membres de la famille de Cheikh Ahmadou Bamba et ses adeptes viennent de sa propre famille. Crochet Xaalima Jaxate Kala. C'est le cas de Serigne Mbaye Jaxate Cheikh Abdou Lahad Mbacké et Serigne Saliou ak ñeneen ñu ne daal yenn njabootu Sëñ Tuubaa gi ak yenn ci ay taalibeem dañoo bokk jugéendoo ci benn famille kenn ku ñuy wax Xaalima Jaxate Kala ñu ne ñooñu bokk na ci ku mel ni Serigne Mbaye Jaxate Cheikh Abdou Lahad Mbacké ak Serigne Saliou Mbacké ñu ne loolu nag la gaa yi bind léegi nag waa Rawdu Rayaahiin ñëw di leeral. waa Rawdu Rayaahiin ne Cheikh Abdou Lahad Mbacké et Serigne Saliou Mbacké ont des liens de parenté lointains avec Xaalima Jaxate Kala mais l'on ne saurait écrire qu'ils viennent de sa propre famille. ñu ne Serigne Abdou Lahad ak Serigne Saliou day ak kii ñuy wax Serigne Xaalima Jaxate Kala am nañu bokkoo gu sori sax waaye lu ñu bind ne Serigne Saliou ak Serigne Abdou Lahad ci famille Xaalima Jaxate Kala la bàyyeekoo loolu. day mel ni Xaali moo doon yilifoon wala moo nekkoon seen maam ba moo jur seen baay directement seen yaay directement wala seen nijaay wala mu jur leen déedéet am nañu bokk waaye ñoom ni ñu ko waxee ne ay ci famille ci njabootu Xaalima Jaxate Kala lañ bokkoon nee na demewut noonu am nañu bokkoon nag waaye demewul noonu ñu ne ñaari famille yooyu maanaam daal Xaalima Jaxate Kala ak soxna Faati Jaxate ak soxna Marema Jaxate mi nga xamante ni ñooy yaayi Serigne Saliou ak yaayi Serigne Abdou Lahad am nañu bokkoo ña nga bokkee ca yëri tàkko caam Jaxate ak ay meeru tàkko caam Jaxate seen maam yooyu ñoo bokk yéeri tàkko caam Jaxate ak ay meeru tàkko caam Jaxate ndax ay meeru tàkko caam Jaxate ak yéeri tàkko caam Jaxate ñoo bokk ndey ak baay yéeri tàkko caam Jaxate moom mooy juróom-benneelu maamu soxna Mariama Jaxate ak soxna Faati Jaxate ay meeru tàkko caam Jaxate moom mooy juróomeelu maamu Xaalima Jaxate Kala ña nga bokk ci seen juróomeelu maam alors que texte bi nag moom ni mu ko waxee ni Iba Der Thiam waxee ki mbokkam dafa mel dañ ni rek kee ci njabootu Xaalima Jaxate Kala la bàyyeekoo mel ni Xaalima Jaxate moo leen jur wala moo leen yilifoon wala déedéet demewul noonu am nañu bokk waaye nag sore nañ lool ci seen juróomeelu maam lañ bokkee. Il existe par ailleurs des liens de parenté plus courts entre Xaalima Jaxate Kala soxna Faati Jaxate et soxna Mariama Jaxate c'est le lien pour origine lay baaba dikki Xëri Njaay Jaxate ñu ne it Serigne Saliou
ak Cheikh Abdou Lahad seen waajur yi jigéen ñi mooy soxna Mariama Jaxate soxna Faati Jaxate am nañu ak geneen bokkoogu sax gu gën a gàtt gun bokkoo ak Xaalima Jaxate Kala moo ñoo bokk maam ji ñuy wax Baaba Dikke Xëri Njaay Jaxate kon nag les liens de parenté entre Xaalima Jaxate Kala et Serigne Abdou Lahad Mbacké et Serigne Saliou ne sont pas donc tels que décrits dans l'histoire générale du Sénégal, qui laisse entendre que les deux fils de Serigne Touba seraient les descendants directs de Xaalima Jaxate Kala, comme les Serigne Mbaye Jaxate, qui est effectivement son fils. loolu lu leer la ñu ne Xaalima Jaxate Kala ak Cheikh Abdou Lahad Mbacké ak Serigne Saliou Mbacké de am nañu bokkoo ci bokkoo gu wér nag waaye nag demewul ni ko Iba Der Thiam ak i mbokkam bindee mu mel ni ñoom ni ñu ko bindee boo ko déggee day mel ni Serigne Saliou ak Cheikh Abdou Lahad ay descendant direct la am daal doom wala sët direct bu ñu Xaalima Jaxate Kala al ko demewul noonu waaye la ñu wax ne Serigne Mbaye Jaxate moom bokk naa ak ma Xaalima Jaxate Kala loolu dëgg la ndax Serigne Mbaye Jaxate doomu Xaalima Jaxate Kala la. Remarque numéro 4 boobu nag ñaari étoile lañ ko defal kon garaaw na garaaw gu nekk gu toll ci digg bi ñu ne texte bi ma nga tolloo ca page 168 ci livre Iba Der Thiam ligne numéro 24 ak 25 ñoom ñu ne Iba Der ak i mbokkam ñu ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi ngi jëlee wirdu xadriya ci famille Cheikh Sadbou waa Rawdu Rayaahiin nag ne déedéet demewul noonu de déglu leen bu baax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jëlewul wirdu xadriya ci famille ci branche u Cheikh Sadbou au contraire ñu wirdu bi mi ngi wirdu xaadiru Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi ngi càllaloo ci góor gu ñuy wax Cheikh Sidi Al Kabir Cheikh Sidi Al Kabir moom ñu ne mi ngi faatu en 1868 Cheikh Sidi Al Kabir moo nekkoon na dongab Cheikh Sidi Al Muxtar Al Kunti Cheikh Sidi Al Muxtar Al Kunti mi ngi faatu en 1811 bi bàyyam faatoo Cheikh Sidi Al Kabir bi kooku faatoo Cheikh Sidi Al Kabir moom dem jébbalu ca doom ja di Cheikh Sidi Mouhamed moom mi ngi faatu en 1826 Serigne Samba Tukulóor Ka moom moo jële wirdu woowee ca Cheikh Sidiya Al Kabir muy Cheikh Sidi Al Kabir bu mag mu ñu waxoon ki njëkk a wax ca la Serigne Samba Tukulóor Ka jële wirdu woowee Cheikh Samba Tukulóor Ka daal di jox wirdi ay ñum bari ñoom jamonoonteel bokk na ci kenn koo xamante ni cousin la ñu koy wax Mam Mor Anta Sali Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi ngi jëlee wirdu xaadir ci waajuram wu góor wu ñuy wax Mam Mor Anta Sali te ñii nag ñoom waa Rawdu Rayaahiin li ñu wax nii lépp ñu ngi ko sukkandikoo ci téere boobu nga xam ne Cheikh Mouhamadul Bachir moo ko bind ñu koy wax Irwaanu Nadim kii Minanul Baaxil Xadim Minanul Baaxil Xadim Cheikh Mouhamadul Bachir mi ngi fay wax ne c'est alors écrit-il qu'il prit le wird déjà adopté par ses parents mu ne Cheikh Mouhamadul Bachir mooy wax de mu ne Cheikh Ahmadou Bamba mi ngi jëlee wird bi nga xamante ni wird xadar la mi ngi ko jëlee ci ay waajuram ñoom ñi nga xamante ni ñoom it ñu ngi ko jëlee ci ku ñuy wax Samba Tukulóor Ka mu nekkoon cousin wu Mam Mor Anta Sali cousin la woon waaye daanaka ñoo tolloo woon ay at foofee la Mam Mor Anta Sali jëlee wirdu xaadir ci Serigne Samba Tukulóor Ka ba noppi jox ko doom ji ñu wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Remarque numéro 5 ñu defal ko ñaari étoile kon garaaw na ba toll ci diggante bi ba diggu doomu garaaw gi daal garaaw gu diggu doomu texte bi Iba Der ak i mbokkam bind ma nga toll ci page 187 ligne 9 ba ligne 19 ñu ne Cheikh Ahmadou Bamba mi sos yoonu murid day doomu bàjjan la ci El Hadji Malick Sy ndaxte góor gu ñuy wax Maam Maaram Mbàkke mooy seen maam ñoom ñaar Maam Maaram Mbàkke moomee amoon na ñetti doom Amadou Farimata Cerno Farimata ak Ibra Farimata mu ne Amadou Farimata moo jur Mati Mbàkke Mati Mbàkke jur Ousmane Sy jur Alaaji Malick Sy Cerno Farimata amoon na doom ji ñuy wax Mamballa Isa Buri moo jur Mamor Anta Sali moo jur Serigne Touba Ibra Farimata moom moo jur ku ñuy wax Xëri Mbàkke am doom ji ñuy wax Ngañ
Ngañ Ñang moom mooy moo jur Safeetu Ñang. Safeetu Ñang moom mooy yaayu sëriñ Abdul Aziz Si Ad-Dabbaax radiyallahu taala anhu. ñu ne ñu ngi fàttaliku sax bu baax sëriñ Abdul Aziz Si Ad-Dabbaax daan na dem Touba ca Cheikh Abdoul Ahad Mbacke daan fa jël ay sagari njaamam loolu la ñuy bind waa maanaam Iba Der Thiam ak i mbokkam waa Rawdu Rayaahiin ne il est nécessaire de préciser une bonne fois pour toutes qu'Ibra Farimata n'a jamais existé ñu ne léegi dafa jaadu ñu leeral une bonne fois pour toutes doomi Maam Maaram Mbàkke yooyu ku ñuy wax Ibra Farimata bokku ci mosu cee bokk ñii loolu ñu koy wax bari na trop mais Maam Maaram mësta am doom ju ñu xam ci Ibra Farimata loolu amul ñu bari ko xam ne mais loolu amul par ailleurs ñu ne waaye nañu leeral ne baayu Maam Mati Mbàkke ak Xari Mbàkke moom mooy Cerno Ibra Farimata Mbàkke waaye nekkul ne Ahmadou Farimata moo leen jur déedéet comme ni ko gars yi bindee Ahmadou Farimata jurul Mati Mbàkke ak Xari Mbàkke de déedéet nañu leeral ne Mati Mbàkke ak Xari Mbàkke Cerno Farimata moo leen jur Ahmadou Farimata juru leen ñu leeral it ne Cerno Farimata Mbàkke mooy turandoo Masamba Caam maam Masamba Caam nee nañ Cerno ab dàkkandal rek mooy tekki sëriñ rek ci alpulaar mooy tekki sëriñ ci alpulaar ñu ne it maam Ousmane moom moo war a laaj ay sagaru njaam ay doomu Maam Mor Anta Sali ñoom ni ñu bokkee ndax maam Ousmane moomee doomu bàjjanu sëriñ Ousmane Si la baayu Alaaji Malick Si maanaam maam Ousmane moom moo war a laaj ay sagaru njaam doomu Maam Mor Anta Sali ndax Maam Mor Anta Sali ok Maam Mor Anta Sali moo nekk doomu bàjjenu maam Ousmane Si bu nekk wayjuru Alaaji Malick Si kon nag maam Balla mooy wayjuru Maam Mor Anta Sali it nekk frère nekk doomu baay ci Cerno Ibra Farimata Cerno Farimata moomee moom moo jur soxna Mati Mbàkke soxna Mati Mbàkke nekk yaayu maam Ousmane te ñoom noonu lañ bokkee